Bonjour, bonsoir, chers internautes, mais aussi chers téléspectateurs de la Sénégalaise des services. Nous sommes très ravis encore une fois de vous retrouver comme tous les mercredis. Comme ni ñu koy faral di defee rek dañuy dellu nuyuwaat leen ziar leen di wax ne ku ci nekk fi nga nekk ñi ngi ñëw jox la loxo vraiment di kontaan ànd ak mbégte ñëwaat encore fii ci émission sunu invité ni ñu ko waxee nag sunu invité chaque mercredi danañ fa dalal ay ndaanaan tey ji nag mën naa ne ñi ngi ñëwaat dalaat ak yeneen ndaanaan ndaxte keroog la fois passée ñi ngi ñëwoon ci li nga xamante ne si ni mën naa mooy musique mais tey aussi ñu indiwaat ba tey musique mais musique yu wuute tey nag ki ñu dalal yaakaar naa ne bon du ku ñuy présenté moom la ak waa troupe mais ci kanam aussi dana am ñeneen ñu ñu àndalaat parce que mën naa ne tey dafa xaw a yaatu te incha allah noonu la ñuy faral di defee nan la ñu faral di continuer ak yéen mën naa ne kon comme que li wolof naan tungal du teew ñu nataal donc ki waral bés baa ngi nii toog c'est le lead vocal de KNG di Mame Cheikh donc dañ koy bàyyi mu nuyoo ak téléspectateurs yi Mame Cheikh ñu ngi lay nuyoo. waaw salaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziyaara bu baax di nuyu waa SDS di nuyu képp koo xam ne yéen a ngi ñuy seetaan maa ngi tudd Mame Cheikh Fall nekk lead vocal de la troupe culturelle islamique kaddu ndaw ñi. ki ngeen dégg noonu moom mooy lead vocalu KNG ñu gën ko xam ci kaddu ndaw ñi ñoom nag ñu yëngu ci lu ñuy wax musique orientale xam naa ne ci kanam tuuti danañ ci gën a xuus ñu leen fàttali ne toujours yéen a ngi ci la Sénégalaise des services SDS ici le service est à sa juste valeur kon internet yi ñu leen di kontaane comme chaque mercredi mais ba tey ñeen ñuy suivre foofu nga xamante ne si mooy Louga TV moo tax tout le temps da ngeen dégg ñu ne chers internautes en même temps chers téléspectateurs donc kon Mame Cheikh man nee naa bu ñu faree dalal ndaanaan wala ku yëngu ci wàllu musique li ñu njëkk a def rek mooy bàyyi la nga nuyu ak ñi nga xam ne ñooy internet yi ni nga leen di nuyoo nag day wutee mooy que ne dañuy soxlaa dégg voix bi soxlaa dégg li nga xam ne moo ne ci biir texte yi Mame Cheikh yaa ngoog internet yaa ngoog téléspectateur Louga TV ñi ngoog bisimilah. waaw kon baax na Cheikh Habib comme ni nga ko waxee rek léegi ñu ñëw nuyoo ak mbokk yi ak benn woy boo xam ne ñu ngi koy wax xawma ku dul sama yaay ñu koy may képp koo xam ne mi ngi ñuy seetaan aywa. La 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 yaay dugan bi la yaay yow laa di way xawma ku dul sama awma ku dul sama ëmb naa ma moom mu metti lool ci moom yaay dugan bi la yaay yow laa di way yaay dugan bi la yaay yaay xale yaay 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 di jooy yaay 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 ndax yaay sama yaay ndax yaay sama yaay xawma ku dul sama awma ku dul sama ëmb naa ma moom mu metti lool ci moom yaay dugan bi la yaay yow laa di way yaay dugan bi la yaay yow laa di way yaay
yaay ñaanal la ndax nga texe yaay sabdu la jege sabdu la jege xisaab du la jege. voilà merci encore donc nee naa la frisson la ñu amee déjà bi ñu yëkkatee li nga xam ne mooy aw ma ku dul sama yaay parce que bu ñu fàtte ne nag ñu ngi nekk li nga xamante ne mooy fête des mamans c'est l'occasion ñuy rendre hommage encore une fois sunu maman yi di leen kontaan di wax ne kenn du ñoom parce que li ñu daj ci ñoom déjà kenn daju ko ci kenn donc kon daal tarkalla maman yi daal ñu ngi leen di bëggee di ci ziar maman yëpp donc kon Mame Cheikh mën naa ne noonu la ñuy faral di defee bu ñu dala leen daanaan tout le temps dañuy bëgg déjà rek dès le début ñi nga xam ne ñu ngi seetaan xam ci li nga xamante ne si ne vraiment kii ci lay dox mais ci noonu aussi ñu gis ne da ngay def musique bu xaw a raar muy musique orientale choix musique bi d'abord. waaw macha allah bon musique bi li tax ñu choisir ko ne maanaam moom la ñuy jël ñu doxee ko mooy que ni d'abord nit moom diineem rek la am te jàpp naa ne bari na ñoo xam ne ñi ngi yëngatu ci yeneen i musique man dama naan dañuy fàtte ne diine am na lu rafet te lu rafet loolu nekk ci biir diine musique da cee bokk moo tax ñun nag ñu daal di préférer musique bi nga xamee ni moom la ñu suñu diine digal ñu def ko ñu ne maanaam musique boobu la ñuy def loolu moo waral musique bi nga xamee ni moom la ñu choisir. voilà loolu moo waral choix bi donc kon wàllum diine la d'abord avant tout moo tax musique bi ñu dégg amul instrument en même temps ci biir texte yi texte la yoo xamante ne dafay yeete dafay jàngale mais beneen bi aussi mooy ni ngay rallier ñaar yi non seulement que ne yaa ngi lead vocal li nga xam ne mooy KNG mais aussi enseignant nga ñaari noo ko mënee rallier. waaw man dama naan méttiwut ndax li tax méttiwut mooy en tant que enseignant dañ lay defal formation naka ngay nekkee ak xale yi bala ngaa dem jàngale ji kon tey jii ma ñëw yor troupe culturelle islamique boo xam ne ay xale ñoo ci nekk du lu jafe surtout rawatina yàlla def man dama mës a bëgg way waaw yàgg naa ci mën naa ne depuis ba ma nekkee xale même ba ma nekkee internat bu ñu daan am conférence man maa daan jiite li nga xamee ni moom la ñuy wax way yi nga fa daan def kon jàpp naa ne nekkul lu jafe pour boole ñaari ndax am naa formation bi teg ci tamit bëgg naa ko. voilà donc ay xale lañ aussi ñuy def musique nga leen di accompagner mais ku wax musique aussi wax benn formation boo xam ne moo lay permettre tey bon devant ci kanamu micro bi da nga am nooy comporté woo te aussi boo yëkkatee ñoo xam ne déjà kii def na musique ak yu demee noonu est-ce que côté boobu yaa ngi ciy xuus xoo fexe ba xale yi am yenn normes yi ci li nga xam ne mooy musique. waaw macha allah bon musique moom ak ñun li nga xamee ne ñun noonu lañ ko gisee parce que ñun ni ñuy doxee lenn la mooy que ne li ñu gën a amal solo mooy message yu ñuy jàllale xëy na nag message yu ñuy jàllale am na ñeneen ñu ko doon jàllale ci ay conférence ak waxtaan yu dul jeex mais tey jii dañoo gis que ne nit ki nga jox ko lu neex loo xam ne tey jii day neex ci xolam message bi nga bëgg a jàllale ci lay gën a jàlle moo tax ñun bii la ñu choisir maanaam comme ni ñuy woyee nii amaana nag man seen leader vocal man maa ngi gëstu ci lu jëm ci wàllu musique ak genre yooyu noonu mais ñun li ñu amal solo mooy suñu ñëwee ba génnee suñu texte contenu bi après ñu daal di ñëw daal di indi suñu air bi nag dañ koy càmbar xool ko mu nekk air bu neex ku ko déglu xam ne lii daal luñ mën a dégg la daal noonu daal mooy li nga xam ne noonu la ñuy doxee ci wàllu musique. da ngeen di càmbar air bi mais texte yi bëggoon nañu ci ñëw comme que texte la yoo xam ne dafay jàngale ba pare boo xoolee ci côté orientation daf ciy joué lu bëree bëri est-ce que Mame Cheikh rek moom mooy toog bind ay texte wala xale yi sax am ñu ko proposé wala dafa am ñu muy àndal ci ginnaaw ñoo xam ne ñooñu ñooy ànd ak moom ci texte yi ñuy def. waaw macha allah bon troupe culturelle islamique kàddu ndaw ñi dafa am loo xam ne moom la leen borom bi may mooy que ne ñëpp ay bind maanaam dirigeant yi dañuy bind ba ci xale yi tamit dañuy bind. anecdote bi ma ciy joxe rek mooy wayu coronavirus bi nga xamee ne moom la ñu génnee wax dëgg fa yàlla ñu bari apprécier ko te pour gën a préciser ci loolu mooy da nga yàgg dégg ñoo xam ne génnee nañ ay way ci corona bi muy da gis kenn ku ne la maanaam jàngale bi nga xamee ne yonent bi moom la ci def muy ñaan bi nga xamee ne yonent bi moom la joxe dañ naan la demal nga gëstu jukko am na lu ci yonent bi wax demal nga xoole ko mais tey ji ñun dañ la ko andil ci suñu way maanaam baat yi ñaan bi ni ko yonent bi andee noonu lañ la ko andilee nga xam ne tey ji sooy déglu way bi ci noonu mën ngaa mokkale noonu ñaan bi pour mën a protéger sa bopp kon daal kàddu ndaw ñi moom ñëppay bind dirigeant yeeg ba ci xale yi sax dañuy bind. macha allah kàddu ndaw ñi ñëppay bind dirigeant yi dañuy bind xale yi dañuy bind donc rien que pour nga gën a li nga xam ne message bi ñuy lancé pour mu gën a mën a jàll mais ñu ñëwaat tuuti en arrière kàddu ndaw ñi mën nañ ñëwaat tuuti ci juddu bi kañ nga intégré kàddu ndaw ñi boobu ak léegi ñaata at la buñ ko mënoon xam. aywa mën naa ne ni ma intégré woo ci kàddu ndaw ñi d'abord moom laay jiital
mooy ni kàddu ndaw ñi dafa am ci benn mouvement bu mu bokk muy mouvement juste ñu koy wax jeunesse unie pour la spiritualité et le travail et l'éthique dafa amoon sam benn xarit boo xam ne mi ngi tudd Ahmed Bayelka ñu mouvement bi amoon activité boo xam ne moom la organisé ci biir activité boobu amaale li ñuy wax podium moom nag ci mouvement bi la bokkoon man nag bokkuma ci woon booba léegi nag mu daal di ñëw expliquer ma podium bi ma daal ne ko nañ ànd bi ñu demee macha allah ma gis ci podium bi lu doy waar loo xam ne neex na ma lool après ci laa commencé di gëstu ci mouvement bi ba yàlla def ma dugg ci 2014 bi ma ci duggee nag ci laa fekkaale troupe bi nekkaale ci biir mouvement bi boobu ñu ngi ko doon woowee Muslim Junior léegi nag bi ma ñëwee après ci laa commencé di ci yëngatu comme que man damaa bëgg a way ma ñëw fekk fa loolu ma ne alhamdulilah ma ñëw bokk ci nekk ci di ci yëngatu ba yàlla def tey li nga xam ne ni moom la def macha allah boo ko def dajee gëstu la maanaam kii li waraf naan koy wër fu mu fanaan ak koy wéttali moom te jël buntu bi leen boole kon moo la xaw a dal ci Ahmed Bayelka donc ba tey ñëwaat ci boo xoolee troupe kàddu ndaw ñi xale yi tout le temps doon ñu suivre ci yenn podium yi def ak yu mel noonu mais boo xoolee nombre bi il paraît que léeg-léeg da nga gis nombre bi mag na waaye boo xoolee tey ak ni ma gis mu ñëwee nii est-ce que dafa am ñoo xam ne ñu ngi woon ci biir génn nañ wala nu mu demee ba nombre bi xaw a rétrécir waaw macha allah bon xam nga Habib ak ay xale soo leen yoree ni nga xamee ne noonu lay demee ndax way bi rek du ne muy priorité jàng bi tamit priorité la te li ñuy ñaan yàlla mooy tey jii ñoom fépp foo xam ne fa la ñu bëgg a àgg ci seen jàng maanaam fu ñu mënti dem ñu raw fa bari na xale yoo xam ne nekkoon nañ fi nekkatuñ fi ñii seen i jàng moo leen yóbbu fu ne macha allah wax dëgg fa yàlla mu nekk ñoo xam ne dañoo siggil waaw macha allah bari na ci école yu mag yoo xam ne tey jii soo fa demee da nga fa fekk suñuy membre ñu nekk fa loolu daal mooy li nga xamee ni moo leen di sorale ak ñun mais du ne dañoo bàyyi même bon lu ñu sori ñi ngi fi tamit di encadré wala xale yi heure bu ñu fi nekkee macha allah lu ñu sori ba léegi ñoom dem nañ mais teewul seen loxo seen xel lépp mi ngi ci ak seen xalaat aussi mi ngi ci biir KNJ waaw ba tey ci KNJ boo xoolee ne ay way la yoo xam ne mën naa ne ay message la ñuy lancé ba pare di orienté waale en quelque sorte mais ci noonu aussi est-ce que ñi ngi basé bu baax ñoom ci seen côté comportement parce que aussi bu may refléter bu may joxe dara loolu dañ ko war a gis ci man d'abord est-ce que yaa ngi bàyyi xel bu baax a baax ci comportement xale yi ci côté colin ak loolu ak fi jamono toll waaw loolu moom moo jiitu bañ nañ ko ba bépp woy bu bees boo xam ne am nañ ko pour di préparer pour répéter ko xale yi suñu toogee li may njëkk a wax mooy nañu liir woy bi ñu génneel ma njariñ li nga xamee ni moom moo nekk ci biir suñ ko génnewee ba pare nag ma ne leen gis ngeen woy bii li nga xamee ni moom la lamboo ci lu am solo kon ci ñun la war a njëkkee d'abord après ñu doog ko jox nit ñi ça veut dire que maanaam bala ñoo jàngale ñun dañuy jàngal suñu bopp ba pare kon ci wàllu comportement ak lépp lu mu mënti doon ñun dañ ciy bàyyi xel ba pare doog a digal nit ñi à ce que ñu def loolu voilà macha allah comme ni ñu ko déggee noonu ñu fàttali ne toujours yéen a ngi suivre li nga xam ne mooy suñu invité ngeen ànd ci ak l'homme de la paix et de l'abondance comme ni ñu koy faral defee chaque mercredi ici chez nous d'ailleurs chez la SDS la Sénégalaise des services ici le service est à sa juste valeur du ñu taay di ko wax dañuy boole tout le temps li nga xam ne mooy utile ak agréable tey nag ñu dalal mooy waa KNJ nag moom ko wax mooy da nga dégg ñu ne kàddu ndaw ñi te mën naa ne bari na ci lu ñu leen di dégg léeg-léeg ñuy dégg seen i son ñuy dem noonu gisuñu clip mën nañu bañ leen ràññale bu baax moo tax tey ñu dalal leen fii encore une fois gën leen xamale waat ak ñan ñooy ñi nga xam ne ñooy waa KNJ di waa kàddu ndaw ñi am na ci loo xam ne moom mën naa ne bokk na ci gën a célèbre mooy aw ma ko dul sama yaay pratiquement à travers les statuts sur WhatsApp et autres da nga gis ne dañ koy seet lu bari mais xamuñu réellement ñan lañ donc kon tey ñu indi leen possibilité boobu ngeen xam ñan ñooy kàddu ndaw ñi su ko defee fu ngeen leen gisati rek wala leen gën a mën a ràññee di menacer seen ay podium te xam ne vraiment ñi ngi lancé ay messages yoo xam ne yu extraordinaire la donc xam naa ci kanam sax dana am ki nga xamante ne mooy Pape danañu fekk ci plateau bi su ko defee danañ gën a xuusaat ci biir ba nga xamante ne danañ mën a xam ba xam réellement kàddu ndaw ñi dafa am fu mu bokk feneen fu bokkul ak wala boog dafa am ñoo xamante ñoo ne ci ginnaaw comme ni nga ko waxee sànq voilà donc wax la ko sànq aussi ci biir waxam am na loo xam ne génne nañ ko mu nekk lu récent trop ñu doon mu sensibiliser bu baax ci li nga xamante ne si ne mooy coronavirus xam naa la avant que sax ñuy dalal ki nga xam ne mooy Pape mu ñëw accompagner ñu dañu ñëw ànd ak yéen directement xam naa ne maam nga daal di ñëw ak ñun ci li nga xamante ne mooy lu bees loolu rek di coronavirus puisque aussi dafay sensibiliser dafay gën a yeete ba pare am na ay leçons yu am solo yu ne ci biir ba pare en plus day jàngale ndaxte wax na ko sànq am ñaan yoo xam ne dañ koy soxla tellement mi ngi ci biir loolu nga xam ne mooy coronavirus est-ce que mën nañ ñëw ci coronavirus nga may ñu ko d'abord. waaw incha allah xam naa danañ ci ñëw ak yéen ci tuuti rek surtout rawatina ñëw ba agsi ci ñaan bi képp ku ko soxla nag bëgg déglu lépp incha allah boo demee YouTube nga bind kàddu ndaw ñi incha allah da nga fa fekk suñu son corona bi lépp entier nga mën koo déglu quoi. aywa
coronavirus di nattu yàlla buur nañu ñaan ki fi man mu jële ko fi moom mooy buur nañu ñaan ki fi man mu jële ko fi moom mooy buur coronavirus di nattu yàlla buur nañu ñaan ki fi man mu jële ko fi moom mooy buur nañu ñaan ki fi man mu jële ko fi moom mooy buur nañu faral di ñaan ba yonen joxe woon allahumma inni a'udhu bika min al-barasi wal-jununi wal-judhami wa min sayyi'il asqami amin nañu faral di ñaan ba yonen joxe woon allahumma inni a'udhu bika ومن سيء الأسقام آمين nañu faral di ñaan ba yonen joxe woon allahumma inni a'udhu bika min al-barasi wal-jununi wal-judhami wa min sayyi'il asqami amin ومن سيء الأسقام آمين آمين macha allah amin amin ñaan yàlla rek mu nangu ñaan mais xam naa da nga ñëw nga décortiquer tuuti ci biir coronavirus ndaxte à part ça am na yeneen leçons yi ne ci biir donc ñëw nga sànq ci ñaan bi boo xoolee ci biir titre boobu am na ci côté comportement yoo xam ne daa nga ko def mais bi corona ñëwee gis nañ ne xaw nañ ko bàyyi est-ce que réellement foofu li nga ci wax ci côté religion bi bëgg nañ nga ñëw ci ñun tuuti. waaw macha allah bi bon son bi moom damay sawar ci décortiquer ko ndax ni nga xamee ne ñun noonu la ñuy bindee dañu ñëw rek bind dañuy xalaat li nga xamee ne moom la nit ñi soxla ñu jox leen ko ak ni nga xamee ne noonu la ñu ko suñu diine diggalee ndax son bi soo xoolee li ñu jiital mooy li nga xamee ne moom la yonent bi jàngale te jàpp naa ne lépp loo xam ne xew na ci àddina bi li ci njëkk d'abord mooy li nga xamee ne loolu la ci sa diine digal te yonent bi ñaan boobu la ci joxe moo tax ñu andee ko noonu comme ni ko yonent bi andee biñ ci paree nag ñu daal di ñëw ci li nga xamee ne moom la ministère de la santé digle maanaam ci wàllu raxas sa loxo ak saabu takk masque ak tamit yore kii gel ak yooyu noonu yëpp ñu andi ko ci biir woy bi après nag ñu daan ñëw ci li ci gën a am solo mooy maanaam jàngat bi nga xamee ne war nañ ko def ci njàngatu soldaaru yàlla bi ndax am na borom xam-xam yoo xam ne duñ ko tuddee maanaam ku ñu war a xeex mais soldaaru yàlla la yàllaa ko yónni kon li ñu war mooy maanaam delluwaat ci borom bi def li nga xamee ni moom la ñu digal pour yàlla mun ñoo musal ci moom ñu daal di ñëw ci jàngat bi nga xamee ni moom la ñu war a jàngatee ci corona bi mooy lan corona bi ñëw na tey tere lu bari dañ naan maanaam jigéen warut a jox loxo góor tey ji bi corona bi ñu ko borom bi subhanahu wa taala digalee bari na ñoo xam ne defuñu ko waaw ñu bàyyi mu seet léeg-léeg waaw très bien mi ngi noonu waaw bi corona ñëwee corona sax du nit du jëmm malgré que kenn mënu ko gis waaye bi ñu très bien waaye comme que xam nañ ne virus la te xam nañ ne maanaam mën naa lor nit bi mu leen déggalee ne leen bu leen joxe loxo joxe wuñ loxo kon tey ji foofu li ñu ci mën a jàngee mooy que ne lépp loo xam ne borom bi digal ñu ko suñu intérêt la ñun mais du ne maanaam daf ñu koo digal ngir sonal ñu wala dara lépp loo xam ne borom bi digal nañu ko rek suñu intérêt la kon way bi loolu mooy li nga xamee ni moom la làmboo jàngale yonent bi ak liñ ñu digal ci maanaam pour fagaru ci feebar bi ak jàngat bi nga xamee ni moom lañ ci war a def. macha allah donc muy lu am solo ñu gis ko noonu muy di expliquer waat bu baax li nga xamante ne si ne mooy coronavirus liñ ci wax ñoom ak li nga xamante ne si ne def nañ ko ci benn titre gën ci waat sensibiliser gën ci waat conscientiser encore une fois mais jox ci ay messages yoo xam ne yu extraordinaire la ñu dégg noonu ki nga xam ne mooy Mame Cheikh di lead vocal KNG kaddu ndaw ñi xam naa ne bon duñ ci xuus dañu daal di mën naa ne benn pause bu ndaw lay doon dañuy bàyyi waa régie met ak sama gars yi ñu daal dem rek daal ñu dégtal benn clip bu ndaw le temps que ñuy ñëwaat daal di wéy ak Mame Cheikh ba tey ak ñi nga xam ne ñooy waa KNG mais danañ indiwaat ki nga xam ne nag mooy Pape Ly mu fekk ci plateau bi incha allah met bu la neexee nga def clip ñu dem te ñëw. tey ma bàkk la kañ yow boroom xol bu yaatu tey ma way la bégal la boroom yërmande bu bëri déglul te xeraw lu nax nga xam kuy boroom way aw ma ku dul sama yaay
aw ma ku dul sama ëmb naa ma moom mu metti lool. voilà merci ñu jaajëfalaat bu baax a baax équipe technique bi donc nga gis ñu def loolu daal ñuy dégtal ñi nga xam ne mooy waa KNG ak clip boo xam ne jotoon nañu ko amal ndeysaan mu nekk lu am solo mais tout le temps dañuy daal li mu koy wax rek dañuy continuer ci même mouvance bi sànq waxoon naa ko dana am koo xam ne dana ñëw fekk suñu ci plateau bi muy Pape Ly comme que Pape mi ngi nii dañu koy bàyyi mu nuyoo directement ak téléspectateur Louga TV en même temps internautes yi nga xam ne ñu ngi suivre fii ci la SDS TV Pape ñu ngi lay nuyu. salaamaaleykum wa rahmatulah. Habib ñu ngi lay fay bu baax a baax. di kontaan bu baax ci invitation bi nga xam ne ni moom ngeen ñu defal mu ñu permettre ñu jàlle fi message yoo xam ne soo moytu ñu bëri bëgg nañ koo xam ci ñun te jotewul donc ñu ngi lay remercier bu baax a baax ci dalal bi ñu dalal. voilà donc je vous en prie xam nga rek comme que li ñu koy waxee tout le temps Sénégal des services moom bon utile ak agréable la ñu boole te le service est à sa juste valeur ici chez nous donc comme que noonu la ñu koy doxalee c'est tout à fait normal léeg-léeg mënul ñàkk ñu dalal ñi nga xam ne ñu ngi yëngu ci wàllu mel noonu mais Pape xam naa dañuy ñëwaat tuuti en arrière comme ci li ñu doon wax sànq ci KNG doon nañ ci xuus sànq ak Mame Cheikh sax mais danañ ñëwaat ndax dañuy dégg tout le temps ñu wax Muslim Junior est-ce que mën nga ñu ñëwal foofu KNG Muslim Junior. waaw comme ni ko Mame Cheikh waxee woon def naa ni KNG judduwul rek nekk KNG sànq Mame Cheikh si biir waxam doon na wax ni dañoo structuré wu dañoo bokk ci benn mouvement boo xam ne dañ koy wax juste maintenant ci biir mouvement boobu noonu tamit dafa am volet boo xam ne dafa cee beral loxo xale yi ñuy wax waa enfance maintenant ci enfance yooyu noonu ay xale soo leen yoree foog tamit nga leen di tàggat c'est-à-dire tey jox leen ay mbir yoo xam ne xale dañ ci mën a def loisir donc ci loolu noonu moo taxoon moom benn volet boo xam ne dañ ko concentré totalement ci xale yi léegi nag loolu nañu commencé woon volet boobu nag ba mu ci commencé ñooñu dañ leen tuddee Muslim Junior loolu nañu amoon mais maintenant ñu doon def tamit di génn di wéy di dem loolu mais c'était pas trop organisé structuré wul parce que Muslim Junior soo xoolee yemul woon rek Louga même feneen tamit ñooñu appellation boobu nañu amoon c'est-à-dire ku nekk ci mouvement bi rek même boo nekkee beneen dëkk loolu nañuy def ñun nag vu contexte ñu dem ba un certain moment on s'est dit que voilà maintenant donc il faut ñu toog ñu structuré wu changer tour maintenant ci loolu nañ changer tour bi daal di indi KNG loolu moo war a léegi KNG donc sànq sax ci biir wax ji ñu ngi doon laaj autonomisation ndax on est autonome ou pas mais je dirais bien que on est autonome même si c'est vrai que si mouvement bi nañ bokk mais mouvement boobu dafa délégué ay nit ñoo xam ne ñoom ñoo chargé volet boobu noonu donc moom amul dara loo xam day dox jëm ci loolu mais dafay am benn superviseur boo xam ne lépp lu mu gis ni moo normal wala lu anormal moom moo leen di rendre compte donc pour dire vrai ñun on est très autonome donc voilà donc contexte boobu noonu ci nañ amee KNG si su fekkee ni voilà yaakaar naa ne tontu li leer na donc Pape mais sànq ñëw nañ ci ak Mame Cheikh maanaam li nga xamante ni mooy choix musique bi ak waa Kaddu Ndaw ñi moom ñëw na lan moo tax mu def choix boobu noonu mais ñu ñëw tamit troupe bi lan moo tax ngeen choisiral troupe bi moom li nga xam ne mooy musique orientale musique sans instrument te mu nekk lu rare trop. aywa donc comme laaj bu am importance peut-être comme ni ñu waxee musique orientale bi sax man damay wax ni son musique sénégalaise même si c'est vrai que je comprends contexte bu tax nga wax musique orientale mais wane suñu authenticité pour wane ni ñun ci Sénégal nañu bokk moom moo tax sax le choix ngay dégg Kaddu Ndaw ñi Kaddu Ndaw ñi wolof la tey mën nañ ko tuddee peut-être la voix de la jeunesse wala sawtul atfal peut-être pour des beneen langue quoi mais li tax ñu am Kaddu Ndaw ñi c'est pour montrer notre authenticité pour dire vrai que on est des Sénégalais des jeunes Sénégalais yoo xam ñoom ñoo opté def noonu léegi nag li tax musique boobu noonu sans instrument mooy dañoo nekk ci contexte boo xam ne ni ñun ñëpp xam ne ni su fekkee ni waxu farfarandoo wala yu ni mel rek mais xam ne ni vraiment spiritualité kenn mënu koo am ci biir ay loo xam ne dafa am instrument ba pare tam diine bii nga xam ne moom nañu bokk tamit dafay très li nga xam ne moom mooy instrument léegi fort de ce constat ñun ñu ne pourquoi léegi duñ demee suñuy voix parce que woy voix rek moo koy def te aussi tamit lu neex ñëpp ko xam su neexee ci nopp rek da nga koy sentir sànq maa ngi gis suñu première réaction xale yi ba njëkkee woy yow li nga wax ci comme li nga xam ne ni moom nga ci wax ba mu jeexee da nga ne ah instant ñi nga am chair de poule donc pour dire c'est-à-dire spiritualité en général lu calme nga ko mën a amee ay message yu fort mais peut-être su amee bruit bu bëri rek loolu leneen lay indi te d'abord dafa amoon sax benn philosophe bu disait que la musique n'est que du bruit arrangé voilà donc soo dindee nag côté bruit bi bàyyi arrangement donc sera plus fort que ça donc pour revenir ci sa question
li nga xam ne ni moom mooy choix bi aussi mooy comme li ma la wax spiritualité boobu moom la ciy xeet ndaxte tey mënumaa dem seeti ki nga xam ne mooy xalifa général bi ma daal koy tegal woy boo xam ne dañ ciy dégg dëng kenn du ko def mais tey sama woy bi mun naa ànd ak xale yi ci kanam ma def prestation te pour démontrer ça sax mooy lan am na benn rajo boo xam ne ni pour ne pas faire la publicité dafa nekk foofu noonu zone bi nga xam ne xalifa général des mourides je passe sous le contrôle tout le monde parce que li may wax nii nii ci kii laay waxee ci média donc moom dafay soxnaam dafa laajoon dafa dem foofu ci rajo boobu demande suñu son yi nii parce que sëñ bi moom moo ko doon demandé pour dire que donc loolu noonu li tax mu accessible lu tax sëñ bi mën koo déglu c'est parce que message bu fort la mais façon bi nga xam ne moom lañ koy jàllale moo tax ñu def choix boobu noonu donc pourquoi aussi choix bi mën nañoo wax tamit ne gis neen ni lu bëri la plupart des jeunes dañ ñoom ci li leen xamee moom mooy loisir moom mooy dafa bokk ci ñun say musique mun ñu ko génn ci ñun mais nit ki soo ko dindilee dara foog nga proposé ko mun ñee ne musique dafa xaraam la daal di toog foofu non non su boobaa donc amul alternative vu nag alternative boobu noonu ñuy indi moom moo tax ne pourquoi pas ne pas proposer ñu jël ay choses yoo xam ne tey boo demoon jàkka ji àjjuma moom la imam bi di xutba mais daal koy transcrire comme musicalement nga xam ne ni boo koy dégg ci nopp day neex waaye après kat nga jël ci leçon bi par exemple am na ko jigéen koo xam ne xamul nan la ñuy sangoo set mais am na problème boobu ñëw di ko demandé mu déglu ko ñu woy ko mu dégg ko non seulement neex na ko ci woy waaye aussi mu jàngee ci loolu noonu nga xam ne ni kat jaamu yàlla la lu mu war a xam la daal ci am donc loolu moo tax choix boobu voilà donc kon bu ñu comprendre bu baax tout le temps da ngay xoolaat li nga xam ne mooy njàngale ci wàllum diine moom ngeen jël daal di ko encore daal di koy def li nga xam ne mooy way ba nga xam ne ku ko dégg ak ni nga koy déggee ni mu neexee déjà neexee dana la fa bàyyi mais leçon yi ñuy lancé ci biir aussi dana la fa bàyyi kon internet yi ñoo ko déggandoo mais ba tey sànq ñëwoon nañ ci mooy bu nee kàddu ndaw ñi bu demee ba ne kàddu ndaw ñi kon dafay man ne mag ñi xaw nañ leen écarté wala boog am na âge boo xam ne ñooñu buñ ñëwee mënatuñoo dugg foofu tamit bëgg nañ nga ñëw fi voilà comme Mame Cheikh tamit indi na ci ay leeral mais comme ni nga wax foofu rek tamit ba léegi dañuy demaat rek parce que ñun ñëpp dañuy wax su fekkee ne ay jullit ne tamit l'islam mooy suñu référence en tout cas kàddu ndaw ñi loolu la def tableau de bord mooy lépp lu ñuy def d'abord dañuy xool par rapport diine lan la ci wax te dafay am parfois ay tergiversation yoo xam ne dañ koy dégg lu bëri mooy dañuy toog nga dégg ñu ne baatu jigéen awra la wala yu demee nii mais boobu buñu ci yem mooy jigéen boo xam dafa majeur mais ñun nag pour ne pas tomber dans ce panneau là moom moo tax ñu régulariser ñu xool xale yi nga xam ne ay xale yu ndaw leen ñu jël leen daat leen yi mën a def loolu noonu nga xam noonu lañuy def parce que tamit su fekkee am nañ seetlu dëgg peut-être yow li may wax nii loo xam la mooy gis nañu avant ñii ñeneen lañ ci gisoon mooy donc am na ñeneen ñoo xam ne ñoom ñoo toogoon place u ñii mais tey ñooñu tey kenn gisatu leen parce que tey seen âge fu mu leen mag alhamdulilah tamit pour répondre waa pour dire waa sax ne kàddu na bi yemul lañ ci domaine musical mais école la de formation parce que ñeneen ñooñu ngay gis tey je parle tey mën naa wax Ndeye Coumba ñu bëri xamoon nañ ko te ku ko xamoon xam ne ko beat vocal la boo xam c'était indispensable Ndeye Coumba Mbaye duñ ne sax dafa bokkoon ci troupe bi nii rek mais foo daan séen moom mooy jox mu yor micro tey alhamdulilah moom rek moom mooy jigéen boo xam ne ci Sénégal moo njëkk a dugg école INSA jóge franco arabe c'est une première ren la soog a am mooy Ndeye Coumba Mbaye suñu troupe pour dire donc ni c'est pas tout simplement ay woy rek na leen def mais y a aussi l'aspect pédagogique boo xam ne c'est prioritaire en nous loolu moom dañ koo jël mu def ko loo xam nan la pour tamit donner beneen exemple ci ñeneen ñoo xam ne ñoo ngi fi woon am nañ ci 2 ñoo xam ne ñu ngi woon ci troupe au temps muslim si ñoo tey ñoom ñu ngi fat mistine nekk def naa niveau max des choses de genre am nañ koo xam ne Farimata comme suñ tuddee Ndeye Coumba ku ko gisoon da ngay gis al micro tey anam mi ngi France di continuer foofu ses études voilà donc ainsi de suite y a pas mal de gens yoo xam mën nañ jox exemple ci loolu pour dire donc du aspect boobu donc lañ mën a connecté toog fa mais aussi li bu revenir sa question bi nga laajoon rek xale yi pour bañ a tomber ci panneau boobu nga xam ne ni ñii awra la wala du awra moo tax ñuy jël ñi nga xam ne ñoom ñooy jeunes yi def ci ñoom benn éducation mais aussi daal leen ñi jox li nga xam ne moom mooy suñu vision pour ñoom ñu transcrire. macha allah donc kon ñu ñëw ci li nga xam ne ci ngeen tënku déjà pour ñu ràññale réellement ñi nga xam ne ñooy waa kàddu ndaw ñi ndax boo xoolee yu mel ni éclaireur ak yu demee noonu bu ñuy yëngu ci wàllu musique wala boog ñuy def nekk benn mouvement am na loo xam ne moom lañ leen di ràññalee lu mel ne foulard et autres kàddu ndaw ñi est-ce que dañu am seen marque bopp. am question bi nga xam ne ni moom la laaj pour tontu ko defe naa ni déjà rek fii nii wane na tontu bi mooy ñi nga xam ne ni suñuy identité su fekkee suñuy jigéen la mooy col yi nekk seen bopp mooy doo gis kenn ku ñëw ne kàddu ndaw ñi la di ko représenter en tout cas te gisoo fulaat ci boppam donc loolu noonu lu indispensable la voilà donc loolu mun ne wax identité su fekkee nag su côté musicalement dañuy gis ni ñun façon woy bi ñuy def sax dafa spécifique c'est-à-dire am na ñeneen ñoo xam ne comme ñun nañu def mais da nga gis ci ñoom ñu def ci ay instruments wala parfois sax la plupart dañuy jël woy yi nga xam moom nañu xamoon mooy woy oriental boobu noonu nga doon wax lu mel ni par exemple mën naa citer Maher Zain ñu jël son wala li nga xam ne mooy kiiwam eeram nga ciy woyaat par contre ñun suñuy ñëw da ngay gis tonalité bi sax c'est du nouveau
soo ko déggee mooy da ngay xam ne lii amul feneen foo xam da nga dem nga dégg ko fa donc loolu noonu lay def suñu particularité loolu. voilà macha allah donc kon da ngeen yow ak seen propre créativité ak seen touche personnelle bi nga xamante ne moo leen permettre ngeen marqué seen empreinte mais ba tey ñu ñëwaat ànd ak Mame Cheikh tuuti xam naa ne kon dañuy ñëwaat tuuti ci projet yi nga xamante ne si ne waa Kaddu Ndaw ñi teg nañ ko en place pour l'instant ci wàllu album et autres. waaw Kaddu Ndaw ñi projet yi nga xamee ni moom la am bari na mais yi nga xamee ni moom moo nekk suñu kanam mën naa ne yi nga xamee ni moom moo gën a récent mooy maanaam ñu génnee benn clip bi nga xamee ni mooy suñu son boobu nga xam ne siiw na di yaay bi mooy bi nga xamee ni moom lañ fi woy sànq ak tamit suñ ci jógee ñu daal di ñëw ci suñu 3e album incha allah loolu daal waaw. waaw amagum na 2 album fi mu toll nii mi ngi ci préparation ci pour génne 3e album. bokk na ci tamit ñaari single yoo xam ne dañ koy génne après clip bu yaay bi ñaari single yoo xam ne mën naa ne suñu ñeenti xale yi nga xamee ne mën naa ne public bi yàgg nañ leen a laaj mooy ñi nga xamee ne ñoom ngeen di gis ci kanam toujours. ñeent lañ macha allah ñu am ñaari way yoo xam ne tey jii ñoom ñoo ko way ñaari son yooyu la ñuy génnee mu nekk single boo xam ne danañ ko génnee incha allah jox ko fans yi. voilà donc ba tey Pape ñu ñëwaat ba tey ci Kaddu Ndaw ñi mu mel ne kon am na ñoo xamante ne dañu intéressé wu ci li nga xam ne mooy Kaddu Ndaw ñi mais nag ñoom muuruwuñ en plus seen ay yaay muuruwuñ ak loolu ba pare ñu bëgg a participer est-ce que loolu dana war a mën a nekk. waaw dana mën a nekk. parce que kuy ñëw ci mbir peut-être dafa am loo xam ne da ngay conformer ak ñoom seeni ay exigences ñun nag amoon na ab fichier boo xam ne ni moom lañ yor boo xam ne ni fichier bi dañ koy ñëw ñu jox ko say waajur soo demee ñoom ñoo koy remplir mooy dafa am ay critères yoo xam ne moom lañuy nekk moom lañ ciy wax def yooyu maintenant su ko liiree ba d'accord ci ba joxe accord am nag su boobaa ñu xam ne ni xale bi ñëw na xale même bu demee muurul peut-être su ñëwee ci ñun dañu ko jàngal muuru ba mu muuru def loolu mooy wane donc parents yi dañ ciy am benn accord ba pare balaa ñoo jël doom kii que ce soit foog parents foog ñu am ci avoir ay parents donc pour dire que donc xale boo gis mu ñëw ci mun daal muur nga xam ne ay parents dañoo d'accord ci ay muuram donte ne sax ay parents muurul macha allah donc kon day am solo pour nga mën a participer fii ci Kaddu Ndaw ñi li jiitu d'abord mooy autorisation parentale mais ñu waral ci parcours fi nga xamante ni fii ni Kaddu Ndaw ñu jot na fa jaar niveau Sénégal wala national maam fi nga xam ne toj na ko comme ni ko gars yi waxee waaw fi nga xam ne Kaddu Ndaw ñu toj na ko maanaam. comme ni nga ko waxee nii question bi day doon question bu ñu neex parce que ay nit bu ñuy yëngu ci dara di leen bëgg dafa am loo xam ne da leen di motiver galvaniser leen ci li ñuy def ci loolu aussi def neen pas mal de régions dëgg yàlla suñu waxee Louga waxatuñ ko fas fii suñu territoire la mais li mel UGB def neen fa ay prestations Saint-Louis sax cœur du Saint-Louis foofu tamit def neen fa ay prestations à Dakar def neen fa ay prestations ci endroit yu divers d'ailleurs même Grand Théâtre presté neen fa li nga xam ne ni moom mooy Sorano la je pense wala CICES aussi def neen fa prestation yooyu yëpp donc salle yu mag yooyu yëpp def neen ko ci mais aussi dem neen li nga xam ne ni moom mooy comme Gambie ni ñu ko waxee international ñu dem fa assurer fa yi nga xam ne moom mooy prestation yi peut-être lépp mënu ma ko peeg wax loolu noonu amaan dana am lu ma ci rëcc soo fekkee Mame Cheikh am na yu mu ci jàpp yoo xam ne fàtte naa koy mun na mottali waaw bon xanaa mottali rek maanaam ci fi nga xamee ni tey jii dem nañ fa def ay prestation comme ni ko Pape li waxee xanaa yokk ci dem nañ tamit Diourbel def prestation ba Kaffrine tamit dem nañ fa def prestation. voilà ba tey léegi Pape li maanaam bu fekkente ne si ne ñi dañoo soxla Kaddu Ndaw ñi mu ñëw def spectacle et autres ndax am na ay démarches yoo xamante ne. waaw defe naa loolu sax ba may dugg si waroon na ma présenté wu ci domaine boobu parce que man maay gérer lépp loo xam ne mooy finance Kaddu Ndaw ñi waaye aussi tamit di gérer lépp loo xam ne partenariat par exemple tey émission bi pour ma amoon ci man la jaaroon bureau man lay délégué pour man ma wax ak yéen pour après ñoom delloo leen donc comme ni ma waxoon rek dañoo structuré wu du loo xam ne ni dañuy wax ma sàmb rek mu jug wala ma demba mais dafa am fu muy jaar mooy ki nga xam ne moom moo gérer lépp loo xam mooy partenariat ci moom lañ war a jaar suñ jaar ak moom ñu suñ waxtaanee ak moom ba nga xam ne déggoo nañ ci ay kàddu ak yooyu ñu daal di dem indi soit dañuy d'accord wala duñ d'accord paramètres yooyu yëpp ñuy wax ci mais daal ci loolu noonu lay doxee foog ñu jaar ci ki nga xam ne ni mooy man te man maa bu ñu gis sama personne mais li ñuy xool mooy ki gère partenariat donc ci groupe bi noonu lay demee pour nga mën a am troupe bi maintenant troupe bi nag il est disponible c'est-à-dire sur beaucoup de choses tey su ma mënee wax mooy tey jox neen chance ñu bëri am na ñu bëri ñoo xam ne ni dañ daan bëgg di amal li nga xam ne ni moom mooy ay réception mais peut-être seen cadre may leen réception yu ñu xam mooy réception moderne yu ñu gis tey nag vu tamit li mel ne troupe bi génn am na ñu bëri ñu sentir seen bopp moo tax ñun da ñuy gis parfois ñu wooñu dëkk ba dëkk
ñu dem def fa ay loolu pour spectacle réception yeeg yu ni mel mais aussi tamit on a révolutionné le milieu sax scolastique si je peux me permettre de dire ça parce que am na monde boo xam ne ni ñoom it daan nañ def li nga xam mooy ouverture foyer mais ñoom peut-être seeni problème moo doon ay école arabe neen te amuñu woon yeneen choses yu ñu doon xam moom la doon proposé maintenant ba ñu gisee ñu jug dañ ñuy jël si moo tax daanaka ouverture foyer yi wax dëgg yàlla yu ci Louga yëpp yu ci bëri ñun ñoo koy assuré. franco arabe d'ailleurs yàgg nañ fa di jaar di ñëw def spectacle ci ko nii macha allah donc toujours muy ci même mouvance bi mais tey Mame Cheikh bëggoon nañ ñëw aussi ci plateforme yi nga xam ne mën nañ fa fekk kàddu ndaw ñi pour mën leen di suivre ak yu demee noonu. waaw kàddu ndaw ñi pour ñi nga xamee ni mën naa ne ñu ngi koy topp képp ku dem Facebook da nga ñu fa fekk. da nga fa fekk suñu page kàddu ndaw ñi aussi tamit ku dem YouTube da nga ñu fa fekk soo bindee kàddu ndaw ñi tamit da nga ñu fa fekk képp koo xam ne tamit soxla na troupe bi mën naa ne heure boo ñu contacter tamit di nga ñu jot jaare ko ci ki nga xamee ne maanaam ci nga war a jaar pour soo soxlawee troupe beeg yooyu noonu muy Pabli incha allah xam naa après danañu joxe numéro yi incha allah. incha allah danañ ñëwaat kon ci li nga xam ne mooy numéro yi mais Pabli ba tey boo ñëwaat ci li nga xamante ne mooy. peut-être question boo doon xaar te ñëwul donc nga ñëwaat ci. Mame Cheikh ni mu ko waxee woon rek ci li nga xam ne ni mooy projet yi mooy nag dafa baax trop soo nekkee ab groupe nga am identité bi nag ñun choisir ñu ko yàlla dafa dogal ñu bind ay woy génnee ab album ci biir album boobu soo moytuwul sax woy bi ci def du sax moom nañ choisir mais loolu yàlla moo koy def am benn woy boo xam ne ñëpp moom nañ xam mooy yaay bi nga xam ne tey soo duggee ci plateforme bi da nga ko fay gis ay nit di ko utiliser ñoo xam ne sax yow mënoo xam ñii réellement kan moom woy bi ba ñu xoolee loolu ñu xam ne lii jaaduwul foog ñu defal ko identité moo tax ñu nekk ci clip boobu noonu maintenant paramètres yu bëri moo taxoon mu tardé mais récemment incha allah bientôt dinañ am disponibilité clip boobu donc loolu day projet yoo xam ne projet du projet à long terme bientôt incha allah dinañ ko gis mais comme troisième album boo xam ne tamit moom lañ proposé pourquoi sax fii ak boobu ñu toll ci troisième actuel mais pour dire vrai aussi ne kàddu ndaw ñi buñ fàtte ni 2015 la am existence am sax structuration bu mel nii mais li tax sax loolu mooy tamit comme sànq yaa ngi koy wax mooy ñi ci nekk ñu bëri du kàddu ndaw ñu dong na neex mais dañoo am yeneen occupation donc bokk ak koo xam ne dafa jël benn mbir rek mu def ko métier loolu moo tax parfois suñu gisee ñuy xaw a yéexe wala mu am benn benn temps boo xam ne ni day am espace ñu comprendre xam ne ni parfois ku nekk ñu dafa am yeneen activité ak moom moo waral daal yenn retard yi am nekk nga ci milieu professionnel bi yaa ngi yëngu ci leneen mais teewul aussi am na temps boo xam ne yaa ngi koy jox li nga xam ne mooy kàddu ndaw ñi ak ci mouvement bi nga xam ne d'abord ci lañ nekk ba pare kon mu nekk lu am solo ba léegi ngeen ñu suivre fi nga xam ne mooy la Sénégalaise des services SDS en même temps ngeen ñu suivre foofu ci Louga TV donc ñu ci am contact ak mbégte bu baax a baax xam naa ne aussi dana ñëw bon l'émission tire à sa fin avant ñuy dem peut-être mën na doon dernière bi nga xam ne moom ngeen di dictalaat ba tey internautes yi en même temps téléspectateurs yi ci wàllum waaw way woo xam ne daal tarkal la li may wax rek man li nga xam ne day jàngale di yeete ba pare buy génn anam bu mucc ayib damay kontaan ci di ko déglu kon maam ñu bàyyi waat la rek nga ànd ak xale yi dictalaat ñi nga xam ne ñooy internautes yi leneen luñ mën a waaw savouré waat bu baax. waaw kon xam naa dañ leen di may benn woy boo xam ne mën naa ne li mu laal ci wàllu actualité bari na kon ñu déglu ko bu baax ndax leçon yi nga xam ne moom moo ci nekk bari na lool waaw. xanaa nit ñi dañoo yëgul wala ñu jàpp ni seen bur gisul te ci ñaata aaya la buur joxe misaal maa xalla kenn jàngatul xanaa nit ñi dañoo yëgul wala ñu jàpp ni seen bur gisul te ci ñaata aaya la buur joxe misaal ma xalaat kenn jàngatul nit ñi dëkkee di dunde lu xaram duñu kontaan fekk saaga wuñ ci seen kalaam respecté wuñ waajur ba lislaam góor ak jigéen ci mbedd yi kal an'am nit ñi dëkkee lu xaram duñu kontaan fekk saaga wuñ ci seen kalaam
mbaa l'islam góor ak jigéen ci mbedd yi kal an'am mandargay bés ba mi ñëw ma yash'urun waaye ndaamu taa'ihun kon tuubu yàlla di laaj ñu nan haa taa'ihun lu dul dëgg du yàgg kon tuubu lu dul dëgg du yàgg kon tuubu. Toujours chers téléspectateurs en même temps chers internautes de la Sénégalaise des services xam naa ne l'émission tire à sa fin damay bàyyi donc ñi nga xam ne ñoo doon dalal tey rek Mame Cheikh di lead vocal bu kaddu ndaw ñi ak ki nga xam ne mooy Pape Ly ñu daal di def li nga xam ne nag mooy seen kaddu bu mujj donc ñu commencé par Mame Cheikh. aywa bon d'abord ñu ngi leen di remercier yéen waa SDS ci émission bi nga xamee ni amal ngeen ko ak ñun muy loo xam ne mën naa ne daf ñu jàppale bu baax a baax kon loolu dañ leen ci remercier bu baax. si tamit di leen ñaanal yàlla seeni projet yéen a ko xam yàlla na leen ci borom bi subhanahu wa taala jàppale di remercier tamit képp koo xam ne ñu ngi ñu doon seetaan di leen wax ne nañ ñu xaar incha allah ñoo ngi ñëw ak projet yoo xam ne jàpp naa ne tudd nañ ko fi sànq muy clip bi ak album bi te incha allah heure bu ñëwee danañu kontaan incha allah. waaw kon suñu mot de la fin day doon ay loo xam ne ni ay baatu cant lay doon rek. ñu jëmale ko ci yéen ñi nga xam ne yéen a ñu fi invité parce que kuy def neex na lool waaye aussi ku ko wane la soxla donc suñu gisee ñi nga xam ne dañoo ñëw pour wane la ñooñu moom mënuñu lu dul jox leen ay baat yi nga xam ne mooy baatu cant ci cant googu aussi mënuñu koo def te fàtte ñi nga xam ne ni nag ñoom ñoo ñu délégué parce que man ak moom dañ ñoo délégué structure la boo xam ne am na ñeneen ñu ci nekk ñoo xam ne ni pourtant bañ fiy ñëw du dañ leen a dàq wax du dañ leen a gën a rafet ci plateau wala du dañ leen a gën a intelligent mais peut-être ñoom ñoo am qualité boobu daal ñuy dénk loolu ba tax ñu ñëw lépp loo xam ne nag lu jub la ci kàddu gi ñu santee ko yàlla lépp loo xam ne lu dëng la ñu xam suñu matadi rek suñu ñàkk mën a wax gannaaw loolu yow ñu ngi lay remercier bu baax a baax kontaan ci li nga xam ne ni moom la interview yi déroulé te di leen ñaanal tamit seen i projet mu dem ba nga xam ne ni dana sut seen i njoot incha allah feneen fi ñuy dégg ñeneen yëpp ñu dégg leen fa parce que li gën a am importance mooy loo xam ne ay jeunes ñoo ko porté te constat bi ñu def mooy loolu nañ fi gis kon ñu leen ñaanal borom bi rek ngeen am tànki kanam incha allah vraiment ñu jaajëfal leen bu baax a baax ñi nga xamante ne si ne ñooy kaddu ndaw ñi am kontaan ak mbégte vraiment doon leen dalal fii nga xam ne mooy sunu invité ni ma koy waxee rek fii dañuy partager mais aussi da ngay gis ne danañ fiy découvrir yoo xam ne yu bees sàq la danañ fi découvrir ñoo xam ne tamit dañoo am talent yu exceptionnel ñu gën koo xamal ak ñi nga xam ne ñooy internautes yi en même temps téléspectateur Louga TV bu ñu fàtte ne tey nag ñi nga àndoon ak nga xam ne mooy Ma Coiffure et Make-up kooku di Mamita nekk foofu ci passage bu Louga même nekk en face rajo boobu di rajo Dunia donc mu nekk jigéen joo xam ne tarkala nekk nag di yëngu ci wàllum coiffure di defar ay bopp ak yu ni mel maanaam la complexe la yor aussi dafa boole prêt-à-porter pour homme en même temps pour femme lépp loo bëgg rek sañse bu jekk bu taaru rafet lool demal seeti ko boo xoolee fi ñu génn ni tey mën naa ne la moom moo fa jaar kon merci encore une fois Mamita nekk nag jigéen joo xam ne tarkala nee naa la ba yemu ci loolu ba ci sax defar jigéen ñi ndaxte coiffure moom tarkala mën naa make-up yi mujj a génn ndaxte boo xoolee boîte maquillage yi yor foofu noonu doo ko gis feneen kits yu exceptionnel donc kon daw leen gaaw xale yu jigéen ngeen seet ki nga xam ne mooy Mamita waaye xale yu góor yi bu leen ko kenn waxaat lépp lu ngeen bëgg ci sañse am na foofu ca Mamita nekk complexe Ma Coiffure et Make-up bu la neexee rek defal 77 868 70 26 77 868 70 26 pour ngeen mën a jokkoo ak ki nga xam ne mooy Mamita bu ñu fàtte na nekkoon na nag Miss bi nga xam ne représenté na fii ci diwaanu Louga au niveau national en 2019 kon nag gars yi xam naa ne bon fa la ñuy jaare daal di tàggatoo santaat gërëmaat bu baax a baax équipe technique bi nga xam ne ñoo ci jàpp ba nga xamante ne si ne vraiment mujjee naa antu ba yegg fii di jaajëfalaat bu baax a baax sunu invité yi di leen kontaane di xam ne nag suñu fierté la ndaxte lii bu ñu koy def ñun mbégte kontaante lañ ciy àndal gis koo xam ne mi ngi ci yoon nekk di woote loo xamante ne lu am njëriñ la loo xamante ne si ne aussi bu
jibee population bi danañ ci kontaan ñun ñu ñëw accompagner leen ci yaakaar naa loolu kontaan ak mbégte rek lañ ci àndal donc kon remerciement yëpp day delluwaat ci ñoom di jaajëfal bu baax sunu caméraman yi actuellement mën naa ne en face waaw Amady nee naa Amady loolu laa wax la fois passée parce que Amady dañoo bari mun maa lim ñëpp Ahmed kon Amady ak Al Amin jël leen donc jaajëfal leen laay borom déli yu métti yi ñu koy jaajëfal bu baax ay déli rek lay def waa lumière fàttewuñu leen Ahmed si en même temps cadreur di jaajëfal sama gars yi bu baax a baax waa rédaction bi Iba ñu ngi koy jaajëfal Babs ñu koy jaajëfal moom tamit waa son fàttewuñu leen ñoom kenn du ñoom Pa Omar ñu ngi koy jaajëfal Modou Lo ñu gën ko xam ci pël bu la neex nga ne Prince moom tamit ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax mu nekkoon li nga xam ne mooy sunu invité comme chaque mercredi rek di leen kontaane di leen jaajëfal chers internautes yéen ñuy bàyyi xel fii ci la Sénégalaise des services ici le service est à sa juste valeur dañuy boole utile ak agréable cri du cœur yi fi lay xewe découverte yu am solo yi fi lay xewe lépp lu ngeen xam ne daal yéen a ngi koy xaar ci télévision yéen a ngi koy xaar ci média bu mu mën doon ñëw fii ci la SDS yamuñ ci loolu de yi nekk ci suufa dàq gisal numéro yooyu nga dugal ci yu doy waaree ñëw waa Louga TV Mbacké ñu ngi lay jaajëfal merci à la prochaine mercredi prochain incha allah jaa ngeen jëf